Ousmane Sonko amatul immunité parlementaire depuis démb Assemblée nationale moo voté li nu mel sama naataango yi ne waxal kay député majorité waaw député majorité ñoo def li nu mel ndaxte député opposition dañoo génn bu dee ne ñoom duñu bokk ci loolu ndaxte dañoo jàpp ni jaarul yoon sama naataango bi di journal Vox Populi ne fu mu toll nii Sonko livré au juge waaw juge d'instruction bi léegi moo koy téye nag mënutul bouger maître léegi moom Sonko moom livré au juge Assemblée nationale posé na dernier acte Sud Quotidien loolu la wax sama naataango bi di journal Libération ne waa yéen lii surprise la lii du surprise man jàpp ma lii surprise ñu laaj journal Les Échos naka la gisee leen léegi moom bëgg a bëre bañ bëre dina dem par force doole mbaam ci kanam juge d'instruction de gré ou de force ñu laaj sama naataango bi di journal Source A nag waaw moom naka la gisee lu nu mel mu ne bu fekkee ni nag kii di Sonko mi ngi continuer di ne du dem léegi lu koy xaaret mooy lii dañ koy yóbbu par la force te bu fekkee ni nag am na résistance daanaka opposition mën na ci am problème ndaxte garde corps yi bu ñu opposé wu mën nañ am ñaar ba juróom at kaso naka noonu itam bu fekkee ni yor nañ arme dañ koy doublé naka noonu itam bu amee koo xamante ni faatu na ci forme moom criminel loolu mooy problème bi mu gënti garaaw nag sama naataango bi di journal Le Quotidien ne lii de métti na ñu laaj sama naataango nag léegi yëf yi naka la mën a demee mu ne man lu ma jàpp mooy procureur dootul woowati kii di Ousmane Sonko léegi nag magistrat instructeur bi moo am lu muy def moo xam daanaka ndax dina classé dossier bi sans suite def ko non-lieu wala mu jël kii di Ousmane Sonko yóbbu ci kaso continuer enquête bi wala placé ko sous contrôle judiciaire continuer l'enquête bi naka noonu itam sama naataango ne léegi moom loolu mooy problème bi xamaguñu nu mu mënta mel enquête ne démb de nu mu mënta mel vendredi noir la ndaxte levé nañ immunité parlementaire kii di Ousmane Sonko naka noonu itam jàpp nañ ay nit ñu bëri yoo xamante ni daanaka ci Pastef lañ ñoom 17 femmes 5 étudiants ak yeneen yoo xamante ni jàpp nañ leen ci Touba l'opposition bi ne lii nag dañoo xam dëgg waaw dëgg jot na ndaxte lii dictature la loolu la Déthié Fall wax moom ci camp réew mi la nekk moom ak Idriss Seck mbur ak sow waaye nag nee na lii du dëgg du yoon sama naataanga Libération ne waxal rek léegi moom daanaka kii di Déthié Fall daanaka moom ak Idriss Seck nii dañoo waroo complètement gannaaw lu xewoon yëpp ci seen diggante tey moom gën na méttiwaat ndaxte bañ na voté démb ñu dindi immunité parlementaire sama naataanga mi di journal Alxam bu Vox Populi ne man lii jaaxal na ma de waaye nag bëggoon naa xam luy xew ci cabinet magistrat instructeur bi 8e cabinet waaw lu ma njort nag Sonko demee daanaka moom du yomb dina dégg loo xamante ni musu ko dégg ndaxte kii di Ousmane Sonko jotoon na joxe les couleurs ne kii di Mamadou Seck jaarul yoon kooku te deewul njaaxanaay bugg ko récusé na ragal na nag Sonko tëdd loolu la ragal ndaxte bu fekkee nii luy xeeñ nii la continuer ragal na mu tëdd moom kii di Ousmane Sonko c'est quasiment certain loolu la journal bi wax te fu mu toll ni daanaka soutien Sonko ñuy wàññeeku Sonko léegi kenn déggutu leen daanaka ñoom Guy Marius Sagna ñi yoroon chapeau bi kenn ki ci ñoom jàpp nañ cappet yóbbu moom Guy Marius Sagna prison kii di Clédor Sène ak Assane Diouf ñu ngi ba léegi ci loxo yoon sama naataango ne lii moom métti na de te boo xoolee bu baax seen dossier dañ ko criminaliser loolu la parquet def loolu la Libération wax sama naataango bi Libération nee na Guy Marius Sagna en prison l'observateur Guy sous roche yeneen ñaar yi nag lundi bi sama naataango bi di journal Les Échos ne dañuy xam fan la ñuy fete ñoom ñëpp dañu leen poursuivre association malfaiteur incitation ak crime ak délit organisation mouvement insurrectionnel ci loolu nag sama naataango bi di journal Vox Populi ne li complot la du complot kii di maître Malick Sall daanaka répondre na ci li nu mel waaw bi mu nekkee ci kanam député yi wax na nee na Sonko chaque jour day ne waaw kii di président de la République moom mooy def complot mooy def lii mooy def la waaw moom xamul lu xew waaw ma wax la tey yi moom lu xew kii di président Macky Sall xamu ci dara daanaka dafa penewu bi mu yégee li nu mel waaw man maa ko informé envoyé ko ne ko président lii ak lii moo xew daanaka dañoo plainte Sonko man maa ko informé dañ koy tuumal noonu rek waaw léegi koo xamante ni amu ci dara noo koy tuumalee nañu xam dëgg waaw daanaka sax moom mi ngi koy méttitlu sama naataango bi journal L'As ne nu man tamit les taux se resserrent autour de Sonko société civile nag wax ci journal L'As ne lii moom xëy ñi métti na ndaxte force de l'ordre yi nu ñuy jàppee nit ñi métti na dénonce l'inélégance des forces de l'ordre maître Khoureyssi Ba moom bokk na ci avocat Sonko yi ne nañu xam dëgg lii rafle indigne la daanaka kidnapping la nañu xam dëgg lii jaarul yoon sama naataango bi journal L'As ne nu man tamit les taux se resserrent autour de Sonko société civile nag wax ci journal L'As ne lii moom lu xëy ñi métti na ndaxte force de l'ordre yi nu ñuy jàppee nit ñi métti na dénonce l'inélégance des forces de l'ordre maître Khoureyssi Ba ne nañu xam dëgg moom bokk na ci avocat Sonko yi ne nañu xam dëgg lii rafle indigne la daanaka kidnapping la dañu xam dëgg waaye nag camp du pouvoir nee na lii lu jaar yoon la ndaxte ñoom dañoo jàpp ni daanaka problème diggante ñaari citoyen la Ousmane Sonko ak Adji Sarr loolu la sa kii di
Abdou Latif Coulibaly nekk ministre nekk itam porte-parole président de la République wax ci journal L'Observateur te journal Vox Populi nee na fu mu toll nii camp du pouvoir mi ne woon day maandu ci dossier bi daanaka ñoom ñëpp ñu ngi def contre-attaque massive ñu wax ci leneen daanaka programme 100 000 logements yi léegi mu antu Macky Sall daa bëgg jox Sénégalais bu ne daanaka kër boo xamante ni du dépasser 12 millions daanaka sénégalais yoo xamante ni amuñu yenn am yi loolu la wax sama naataango bi di journal Source A ne le plan des 100 000 logements en marche ñu wax nag ci sport ak Premier League choc croustillant loolu la Stade Quotidien wax diggante City ak West Ham diggante itam Chelsea ak United sunu lamb xëy nag wax ñu ci Bombardier ak préparation bi xam ngeen am na combat ak Bombardier mois de juin bi nee na nag Balla Gaye bientôt en préparation à l'INSEP de Paris léegi mu dem ci INSEP de Paris ngir yokk loxoom ci wàllu préparation journal bi wax ni itam Tapha Tine Boy Niang 2 25 juillet lañ fixé kon choc boobule Sa Thiès Garga Mbossé léegi ñu ficelé ko Pape Thialis nee na le 20 juin la ko nara def journal bi nag xëy na waxtaan ak Bécaye Mbaye ci Modou Lo ak Ama Baldé nee na nag loolu c'est le sommet waaye nag lu mu bëggoon mooy ñu bañ ko def à huis clos bu ñu bañee nag mën nañ ko yóbbu fële ci Gambie tuddee ko Adama Barrow jërë ngeen def. ñàkk ba ñuy ñàkku ngir xeex di Covid 19 daanaka léegi tàmbali na ci Sénégal gi yëpp ca Fatick ak Thiès foofee kilifa diine yi ñoom ñoo nag daal di jot dose bu njëkk wi ngir rek daal di wane yoon wi archevêque bu Ndakaaru Monseigneur Benjamin Ndiaye itamit vacciné wu na ni ki démb préfet bu Dakar daal di tere toogaanu ñaxtu bu coalition du peuple bi Dame Mbodj jiite moom Alioune Badara Samb ne nag la moo tax mu tere ko mooy lu jëm nag ci la ñu tere léegi rassemblement bi ak feebar bi di Covid 19 waaye itamit lu jëm ci ñàkk wàccoo ak diir li leen may ngir ñu mën a déclarer kon seen doxub ñaxtu ci waxtu woowu nag ba léegi ñu ngay wéy di teg loxo ñeen ñu bokk kon ci parti Pastef démb lu toll kon ci fukki soxna bu parti bu Ousmane Sonko la ñu teg loxoom kon fu soriwul dara këram ca kër góor gi leneen ci xibaar tàggat yaram lay doon ak Malal Junior Diagne li leen kay xëy tey ñoo ànd ceeg Mouhamed Salimou Ba Abdoulaye Diop bu féete ci machine bi ci micro bi Diena Basidou Ba. xibaaru suba si ñu doore ko ak mbirum coronavirus jàppale ne lu jege fukk ak ñaari junni doomu Sénégal lañu rek daal di ñàkk bu ñu sukkandikoo ci jëwriñ bi ñu dénk wàllub jàlluwaay jëwriñ gi ñu dénk kon wàllub paj mi ak action sociale ñàkk yi nag ma ngay wéyandi ci Sénégal gi yëpp bokk na ci nag Fatick foofu nag kilifa ya ngànk administration bi ñi yëngu ci wàllum politique ñoom nag ñoo daal di wane yoon bi daal di kon dem ñàkku ji Aminata Goudiaby benn waaye takku der yi chef de service yi autorité administrative yi ak politique yi ñoom ñëpp ku ci nekk jël nga dose bi loolu nag dañ ko def ngir wan exemple bu baax ñi nga xam ni ñoom ñooy askan wi dëkkee ci département bu Foundiougne ndaxte foofee ca gox ba li ñu jot a am ci ay cas Covid 19 ci deuxième vague bi dafa bëri Moustapha Mbaye moom mooy président conseil départemental bu Foundiougne. ñuy ñaan rek askan wi yëpp jóg taxaw fas yéene ñëw vacciné wu ndax jamono ji ñu toll mbas mi dafa salfaañe koom-koomu réew mi waaye dafa salfaañe aaday réew mi. ci département bu Fatick rawatina ci biir arrondissement bu Niakhar lancé nañ fa officiellement li nga xam ni moom moo di campagne de vaccination bi autorités yi nag di wax ni sensibilisation gi dañ ko war a gën a taral ci dëkk yi nga xam ni ñoom ñoo féete ci kaw gi Mbagnick Ndiaye moom mooy maire bu Ngayo Xem féete ci arrondissement bu Niakhar. fii à Niakhar ñu ngi mobiliser wu pour que véritablement suñu population yi ñoom defi vaccin bi lii nag du sunguf lii du reen lii du mocc mënu ci dara. foofee ca Niakhar nag kilifa yi nga xam ni ñoom ñoo ŋànk wérgu yaram gi seen mëbët mooy vacciner lu ëpp 90% ci askan wi Félix Niane Diouf moom mooy médecin chef bu district sanitaire bu Niakhar. dinañu def ay émission rajo pour toucher le plus grand nombre de la population su weesuwee loolu tamit du tere dinañ def ay caravane de sensibilisation. vaccin bi nag naam teew na waaye du tere nit ñi war a gën a fonk di respecter li nga xam ni moom moo di geste barrière yi Ousseynou Mbaye préfet département bu Foundiougne moom moo koy fàttali askan wi. dañu ñàkk gaa mais danañ
danañ continuer waat di takkaat masque yi danañ continuer waat di raxasu danañ continuer waat di respecter les mesures barrières donc mesures barrières yooyu fi nekkoon ñàkk bi ñëwul pour remplacer leen. ci xayma nag nee ñu fii léegi at bi di jeex ci région bu Fatick fas yéene nañoo vacciné lu tolloog 160 000 personnes Aminata Goudiaby Fatick RFM. Aminata Goudiaby yenn kon kilifa yi bokk na ci kilifa diine yi ñoom itamit jot nañu daal di dem ñàkku ji kon archevêque bu Ndakaaru Monseigneur Benjamin Ndiaye bokk na ca cardinal Théodore Adrien Sarr ak abbé Jacques Seck bokk nañu itamit ci kilifa jàngu yi ñi nga xamante ne dem nañu niki dem ñàkku ji loolu nag ci teewaayu juriñ gi ñu dégg wàllum paj mi Abdoulaye Diouf Sarr ca Thiès itamit kilifa diine yi itamit ak ñi nekk ci wàllum paj mi di personnel de santé bi ñoom tamit dem nañu ñàkku ji kon door ñoom seen campagne de vaccination foofee ca Thiès bokk nag ci diwaan bi nga xamante ni foofee le coronavirus gën a bari Cheikh Anta Diop. ci salle bu mag bi ci gouvernance la ñu ko defee ñi nga xamante ne ay mag lañu ak ñenn ci ay kilifa jëkk ci ñoom ngir ñàkk leen. gouverneur bu Thiès nag Mouhamadou Moustapha Ndaw rafetlu lu nu mel. di wax nit ñi dañu góorgóorlu si parce que vaccination bi moo ñu may ñu delluwaat normal marché yu ubbi nañu waroon ubbee jakarta yi daw dañu waroon dawee transport bi circulé war a circulé suñu bëggee loolu il faut ñu vacciner. waaw ñi ñu gën a ciblé mooy docteurs yi xam ne ñooy faj d'abord bu ñu si paree mooy mag ñi xam ne dañu ànd ak jàngoro bu ñu paree mag ñi xam ne amuñu jàngoro wala xale yi xam ne dañu am jàngoro mooy mag ñi ne mooy ñu am 60 ans. kilifa politique yi kilifa diine yi ñëpp dikkoon tey jii ci gouvernance ku ci nekk nag sàkku na ci askan wi ñu dem ñàkku ji ni ko monseigneur André Guèye di évêque bu Thiès waxee ak El Hadji Baro Ndiégène jiite imam yeeg ulema yi nekk fii ci région bu Thiès. nañu am kóolute jëmale ko ci sunu autorité jëmale ko ci sunu docteur yi jëmale ko ci borom xam-xam yi chef de l'État ak gouvernement bi li leen soxal mooy ñu protéger ñu aar askan bi ñaa ñëpp ñu bokk aar sunu bopp aar ñeneen ñi bokk ci campagne bi. ñëpp ñu mobiliser leen pour ñëpp ñu ñëw njëkku pour mbas mi jóge ci jàmm. kilifa yi ngànk nag wàllu wér-gu-yaram fii ci diwaanu Thiès ne nag na ñëpp jóg nag fexe nag waxtaan ak ñi nga xamante ne dañoo bañ a ñàkku ngir ñoom ñëpp ñu bokk ci campagne bi ñàkku Talla Sylla moom daane la ko ak woy wi. Sénégalais ñàkku leen ngir ñu mucc ci mbas mi ku ne dellu ci farataam ak sagoom. RFM Thiès Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop 8h jot na ba teg juróom-benn simili. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. tey jii nag ci samedi ji la coalition citoyenne ba ñu duppee le peuple bëggoon na amal ab toogaanum ñaxtu ca place de l'indépendance waaye nag seen dajaloo bi dañu ko daal di tere préfet bu Ndakaaru moo ko daal di tere la tax mu tere ko mooy ci jamono ji ñu nekk ci wàllum crise sanitaire maanaam feebaru coronavirus bi loolu benn la ci weneen wàll nag ne dëppoowuñu ak li rek leen may ci cër ci diir pour ñu mën a ñëw déposer kon seen déclaration rawatina nag ci waxtu bi nga xamante ni dañoo tere lépp luy manifestation ay rassemblement ndax feebaru coronavirus kon Dame Mbodj Abdou Karim Xrum-Xa ak ñi mu àndal ñoom nag ña ngay woote ci ab résistance ne nag nañu lànk nañu bañ ci la ñu rek daal di jàpp xoqatal bi nga xamante ni régime Macky Sall la ñu ngi koy rek daal di def ñoom nag loolee ñeel mbirum Sonko ak la ñu ñori kon mbaraanu kirlaayam ni ki démb jàpp leen itamit na ay soxna yu bokk ca Pastef bëggoon a dem jàppale seen leader ñoom itam lañ leen teg loxo ci wetu këram fii ci kër góor gi militant yi nekk ci Pastef ak ña bokk ci société civile ñu teg leen loxo ca Touba Dakar ak Ziguinchor kon mu toll kon ci fukk suñu sukkandikoo kon ci awkaaw Pastef bi donc moom nee na police lam leen di toppee bokk na ca nag indi ay jiixi jaaxa ci dalub kon ab réew maître Khoureyssi Ba moo ko daal di xamle ñu déglu ko ci jokkoom ak Pabes Diba. dafa am compétence nationale maanaam moom ci Sénégal lépp mën na opérer foofu comme bu doon lépp Dakar la bon le sujet à caution mais bref loolu la ñu constaté bon tey ci suba teel juróomi waxtu ci suba teel 5 heures du matin la ñu dem jëli leen tudd Maam Dame Lo di doomu kilifa bu mag ci Touba bu ñëpp ràññee yore responsabilité ndax mu nekk secrétaire général kuréel bi ñuy wax jeunesse patriotique du Sénégal
bu bokk ci Pastef mu Bada Ndiaye moom moo fa toogal nitu dëgg valeur mais dafa nekk responsable tam bu mag ci Pastef à Touba ñoom nag dañ leen toppee menace de trouble à l'ordre public parce que li ñu leen di déglu audio yi ñuy def ak yooyu dafa mel ni comme kilifa Touba yi dañu bañ ko manifester Touba ñoom ñu ngi doon préparer d'après les police wax manifestation yu mag au niveau de Mbacké waaw loolu moo tax kon xamanaa police monté na woon dossier contre ñoom depuis dëkk ba gaa yi jël si leen tey ci suba maam daamloo moom bi ñu koy jël sax presque tànku neen la def bon kenn ci ñoom ñaar nag malheureusement fekk nañu ci moom chanvre indien benn quantité bu tuuti xam ne daf ko doon jëfandikoo xam nga rek loolu xëy na amul incidence ci dossier bi sax mais terewul enquêteurs yi moom dañuy def seen liggéey jël nañ ko ba def ko sous scellé mais dañuy jàpp rek niñ dañ leen toppee menace de trouble à l'ordre public def du leneen antaan nañu leen sànq moom mën naa ko dëggal parce que Mandiaye Diop Sané bi ma discuter déjà ak commissaire Adramé bu ñëpp ràññee bu yàggoon dikk fii ci Dakar mooy commissaire central Ziguinchor mais comme c'était pas méchant commissaire bi dafa ne bu ñu ko entendre rek après dañ ko bàyyi effectivement loolu rafet la ñu a tenu parole bàyyi nañ ko mu ñibbi. Assemblée nationale ñoom nag démb wote nañu ngir ñoori ko mbaraanu kiirlaay bu député Ousmane Sonko waaye nag askan wi ñi dajeeg ci Médina ci avenue Blaise Diagne ku nekk nag ak na nga koy rek daal di gisee waaye ci weneen wàll nag ci gën a bari dañoo bëgg nag ñu daal di indi ay leerange ci mbirum Ousmane Sonko reportage Aminata Dieng. du tëddee njaaxandaay parce que nit du tëddee njaaxandaay rek aussi dafa yomb da nga naan kii du tëddee njaaxandaay ndax lii ak moo tax du tëddee njaaxandaay boo demee ci article 650 bi du code de procédure pénale fa nga koy fekk alinéa 9 bi mais dafa am article bu ci topp bu ñuy tuddee l' article 661 mais article 661 boobu principe bi nga xamante ne moom la article ba lay teg dafa ñëw moom ci alinéa premier wu article boobu 661 bi mu ne juge yi attekaay yi nga xamante ne ñoom ci ministère public bi la ñu bokk ñooñu kenn mënu leen récuser point. gannaaw nag 8 ba mu jotee ba tekk fukki simili ak ñeent ñu wax ci leneen askan wa nekk foofee kon ca Kaffrine daal di mën a kon léegi nooy bu baax a baax ndaxte nañ leen defal tali bi dox ci diggante Kaffrine ak Ngàdd mu nekk nag lu yàgg nekk bëgg-bëgg askan wi donc lu jëm nag ci wàllu woowu jàppale ne tali boobu ñu ca gën a bari nag moom lañuy daal di jëfandikoo léegi leneen lañu bëgg mooy ñu daal di fay def ab brigade de gendarmerie ak poste de police ngir rek daal di xeex lépp lu jëm ci wàllum ñàkkum kaaraange gi ci diwaan gi Oumar Ndiaye. yoon woowu dëpp ci suñuy maam ba léegi mu doon jàmbat lu yàgg mu mujj antu nag mu doon lu askan wi rafetlu bu ñu sukkandikoo te Abdou Souley Ndaw nekk responsable politique ci diwaanu Nganda. ñuy commencé gërëm gouvernement Macky Sall ci réalisation bi mu réalisé tali bi nga xam ne nii depuis 60 ans suñuy maam ak suñuy baay ak suñuy yaay ñu ngi gërëm Macky Sall ak gouvernement am di ko ci sant. mu di yoon woo xam ne dina yombal dem beeg dikk bi gën a ñoŋal koom-koom bi ci biir diwaan El Hadji Modou Ndaw nekk kenn ci askan wi yeewoo ci diwaanu Kaffrine. ba li nga xamante ni mooy mbay mi lañ ca jëlee ñi di ko mën a génnee ci gox-goxaat yi ci ni mu gën a gaawee di ko indi Kaffrine waaye aussi li nga xamante mooy li ñu war a joxe ci ay intrants muy ay jiwu. fu mu war a dem ci gox-goxaat yi dina fa mën a dem ci temps bu gàtt. gis nañ ne ñiy jógee ba Ourossogui Matam ñiy jógee ba Richard Toll yoon bi leen gën a gaaw ci dugg biir Gambie yoon bii lay doon. waaye nag ba léegi njaw des na xamin yoon woowu day mujj nekk célébé yoon ba tax nag dem beeg dikk bi dana fa takkarnaase lu ni mel moo waral askan wi nag di sàkku ñu gën a ñoŋal kaaraange gi ci diggante boobu. ndaxte zone bi dafa nekk zone boo xam ne dafa xaw a nekk zone de frontière dañoo am problème de sécurité léegi gendarmerie bi pare na. mais ba mu paree ba léegi ëpp na 1 an ñu ngi xaar amaguñ benn élément poste de police bi tabax nañ ko ba pare na mais amuñ benn élément donc sàcc yi lu leen neex ñu ngi ko fii def te kenn mënu leen a jàpp donc dañoo am problème de sécurité. yoon woowu nag dina gën a tax diggante Kaffrine Nganda Diamagaajo ba Kawur ci diwaanu Gambie gën a ratax ci dem beeg dikk bi Kaffrine Omar Ndiaye RFM. RFM bitim réew.
RFM bi ci réew dañ ci ànd léegi ak Noah Mankali donc mu ñëw ci Guinée Bissau mi nga xamante ne dañoo tëj lépp jëm ci wàllum l'église yi ci wàllum jumaa yeeg jàkk yi lépp nag fu ñuy daal di jaamoo yàlla dañ ko daal di tëj la ko waral nag mooy lenn ci ay mesures yu gouvernement bi daal di jël ngir moytandiku feebar bii di coronavirus loolee nag ci diirub weer lay doon Noah Mankali. décision bi dañ ko indil ci décret xamante ni mu ngi wone état de calamité xamante ni war na dem ci période bu fanweer fan maanaam ba ñaar fukk fan ak juróom ci weer mars buy ñëw ni nu cas yu Covid-19 nekk di yokk depuis commencement at mi pourtant école yu enseignement public ak privé yi ñoo xamante ni ñooñu dañ leen di autoriser pour ñu mun a fonctionner conforme dispositif yoo xamante ni moom la département ministériel compétent boobu jox ni ñuy tëree école yi ci secteur autonome de Bissau waaye boobu léegi dañ ko dindi ngir appréciation yoo xamante ni moom la entité bu santé publique maanaam bu wér-gu-yaram ak éducation ak au commissariat pour Covid-19 def ay pratiques yu sport collectif maanaam loo xamante ni mun na boole ak nit ñi mun na nekk ci espace ouvert wala espace bu tëju boobu dañ ko tere waaye pratique yoo xamante ni mun na ndaje ni bëri ci réew mi ñooñu tamit dañ ko tere ba nouvel ordre lu waral ci fonctionnement yu marché yi décret bi dafa préciser ni ministère de l'administration territoriale dafa war a adopter ay matukaay yoo xamante ni mun na garanti ni na wàññi nit ñi ci marché du capitale bi sax waaye tamit ci région yi foo xamante ni war na utiliser yeneen espace pour ñu nit ñi de def seen loisir pour ñu mun a réinstaller foofu ñu jaay ay nourriture waaye tamit ak bien essentiel yoo xamante ni moom la ñu dee soxla nguur gi dafa ne situation bi daf koy évaluer saay bu nekk te mun na indi ay modification ci décision boobu bu ko situation bi mayee ñu waa Mankali Bissau RFM. RFM Sport. xibaaru tàggat yaram gannaaw bi 8h jotee ba teg fukki simili ak juróom ñeent ñuy kon dalal Malal Junior Diagne Ablaye bu nekkee Malal noppi na ñu déglu ko ci tàggat yaram. jërë ngeen jëf dal leen jàmm ci tàggat yaram ngi daal di kaa dooree ak ndorteelu juróom ñeenteel bi journée championnat Sénégal ci samedi gi ne Pikine moo ca daje ak waa Stade de Mbour ci Ziguinchor waa Casa Sport ñoo dee kon daje ak waa Ñaari Tali des ko yeggali dimanche ndax programme ga dafa tëddee nii Dakar Sacré-Cœur ak waa Snaps Excellence ñoo di joué Gorée ak Douane daanu laale Teungueth FC dafa dem Louga fekk fa Njàmbur ñii di waa Stade de Mbour ñoom daanu kon daje ak waa Jàmbaar dimanche nag programme ga dafa dox diggante Génération Foot bi dajante ak waa Jaraaf bu Ndakaaru muy Jaraaf mi jiitu war a fekkee ko topp ca moom di Génération Foot lees mën a jàngatee googule affiche ban match dana war a xaar foofa ca Déni Biram Ndaw Serigne Saliou Dia entraîneur équipe nationale locale bu Sénégal tontu na ci wile laaj. dinañ am match bu neex match boo xam ne vraiment dinañ am équipe bu Jaraaf boo xam ne dafay soog a qualifié donc dina ñëw ak confiance bu bari ñëw aussi ak détermination bu bari donc en face aussi dinañ am équipe Génération Foot boo xam ne depuis quelque temps mi ngi enchaîné ay victoire te bëgg na je pense toog aussi fekk mu nekk donc mu am ay xale yoo xam ne peut-être aussi ñoom enthousiasme la ñu àndal ñoom dinañu ànd ak loo xam ne peut-être dinañ bëgg voilà venir à bout de Jaraaf donc vraiment dinañ gis daal match bu neex match boo xam ne vraiment ça va être très plaisant te match boobu rek lañ mën a xaar par rapport à ces deux équipes ñi nga xam ne Sénégal moom booy recevoir sa match rek avantage la d'autant plus que Jaraaf aussi comme ni ma ko wax sànq c'était ay xale rek xale yu am attirance tuuti et puis dañuy jouer seen pelouse boo xam ne aussi xale yi dem nañ ba avancé ba xam ne xam rouage yi nga xam ne yëpp moo nekk ci terrain bi donc defe naa loolu rek avantage lay doon mais comme je l'ai dit tantôt en face peut-être Jaraaf avec des joueurs am na ay joueurs expérimentés peut-être joueurs yoo xam ne aussi ñoom mën nañ attaquer la niveau en tout cas ça va être un match plaisant match boo xam ne vraiment dina construire ces deux équipes yoo xam ne dañ nekk ci benn ascendant. si wàllu Ligue 2 Sénégal itam daanu amal ay programme mu jëm si seen juróominteel bi journée nii Demba Diop FC mooy daal ak waa Thiès FC Port dafa fekki Amitié FC Africa Promo dafa joué ak Duc dimanche Linguère mi jiitu dafa kon daje ak waa EJ Fatick googe jongante ca Ndar lañu ko tëggee. basketball ci lañu ne jëm ca juróom-ñaareel bi journée championnat si jigéen ñi ne samedi gi ca Ndar Saint-Louis basket moo faa dajanteeg waa CMT ISEG Sport dina daje fii ci Ndakaaru ak waa ville de Dakar saltige Jaraaf itam faw mu jongante UCAD itam dina laale ak waa Dakar Université Club mu jongante diggante étudiant ca góor ña itam ne waa Louga basket danañ laale ak waa Sibac ASFA ak waa Sandark bu Ndakaaru bopp moom dafa daje di ak waa AS Thiès la des ne dimanche dañ ko nam yëgali ci wàllu bëre bu ànd ki dóor la ñuy waxtaanee léegi waa CNG noppi nañu tijji yëf yi ne dañu ko dàmbali ci benn fan ci weer wii di teru
Bira Sène président bu CNC yëkki na kàddu wax naka la ñu nam organiser loole lépp ba lépp jaar ci yoon moom Bira Sène wax na itam ni gën jaa bëri ñetti téeméeri nit cundum ña war a teewee yooyu combat ci arène nationale ba Bira Sène lamb ji mun nañ sa yàgg naa mais pas maanaam bëri bi moo desoon ndax dañu arène nationale ba lañ bëgg a commencé ci huis clos nag mooy maanaam loo xam ne spectacle la mais kenn du ko seetaan maanaam du am ay spectateurs entre guillemets alors moom lañu décidé pour ñu demagum arène nationale parce que il faut nga am foo commencé natt ko évaluer ko càmbar ko ba xam lan moo sooxee fan la sooxee pour mu ko taxaw feneen mais pour le moment arène nationale lañ jàppagum foofu la ñuy démarrer et d'ailleurs ñi nga xam ne ñoom ñoo bëgg a tëgg ñu ay promoteur nekk bàyyi lamb ji ñoom foofu lañ indiqué gum ne foofu lañ bëgg a tëgg mais huis clos ku nekk mën a tàttagee fu ne wax dëgg yàlla alors moo taxoon ñëw tënkoon ne buñ fa demee képp koo xam ne da nga war a seetaan wala kuy organiser nga jàpp ne man nii dama wax ci huis clos te ña nga war a ñëw sax ña ñëw ne ay seetaankat lañ entre guillemets di seetaankat mais ñu ay techniciens la ñoo xam ne mënuñoo ñàkk ci làmb mooy ñiy woy ñiy tëgg mbër yi war a bëri ña leen di gunge promoteurs yi organiser managers yi nga xam ne ñoo engagé mbër ya entraîneur yi leen entraîné officiel du comité national bi délégation promoteur et tout ça là ñëw donc ak presse bi ñooñu bu fekkee ne jàpp nga ne ñoom ñoo war a nekk foofu ñoo xam ne c'est très nécessaire boo leen si xaymaaye da nga am benn lim boo xam ne moom ngay tënk ne ñii nii ñi ñëwee daañu dugg. ndax dañu tam am protocole sanitaire ndax bu ngeen defee huis clos ndax mbas mi kon dafa war a bootu ci protocole sanitaire boo xam ne ñëpp ci lañ ca war a jaar. dëgg la protocole sanitaire am na def nañ ko ak suñu commission médicale. protocole sanitaire bi nag dafa adossé wu. balaa ngaa dugg ci arène bi ci bési làmb moom il faut que nga respecté ko. da nga takk masque da nga ñëw raxas sa loxo ak gel yi nga xam ne moom lañ digle pardon da nga ñëw aussi ñu flashé la. loolu mooy li nga xam ne moom lañ tënk. ñu tëj ko ak xabaaru pitim réew yi ci football bi ñu ni ci samedi gi 26e journée ci Angleterre Manchester City ak waa West Ham daanu amal jongante Leeds United ak waa Aston Villa faw ñu laale Newcastle itam dina teeru waa Wolverhampton te Italie moom ci samedi gi la Spiezia ak Parme noo war a suwe Bologne wala dajante ak waa Lazio Rome Juventus Turin ak waa Hellas Verona faw ñu laale ci Espagne moom bu ngeen dee supporters yi Barça namm leen seen attaay te teg ndax Barça dafa laaleeg waa FC Séville ci ngoonub tey gi jàppale ñi tam ni waa Getafe daanu suwe ak Valence jaajëf loola kon ci tënk mooy li gënoon a fës ci xabaaru tàggat yaram yi jërë ngeen jëf ñu yendu jàmm di la jaajëfal bu baax a baax Malal Junior